mbokk ñuy teewlu ci Sénégal 7 dal leen ak jàmm ci jotaay ji ñu fas yéene sekk ak ab ndaw bi nga xam ne ni militant la ci Pastef rawatina ca Kër Massar turam di El Hadji Loum moom nag dafa bokkoon ci ndaw ñi nga xam ne nii dañ leen jàppoon ci jour boobu ñu amalee ab manifestation buntu kër Ousmane Sonko doon bañ daal ñu jël si seen leader ginnaaw ba mu bañee ne daal du wuyu ji convocation section de recherche ñuy fàttali ne dañ koy accuser ab ndaw su tudd Adji Sarr di ko accuser daal ne dafa yegg ci moom waaye aussi jëmale ci moom ay menaces de mort ñu fas yéene kon sekk ak moom ab waxtaan parce que lu bëri dégg nañ ko ci garde à vue bi mais comme tungude du teew ñuy nataal comme na ko wolof di waxee dañuy jox kàddu gi ndaw ñooñu kenn ci ñoom ñu dencoon foofu El Hadji ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. yow Pastef Kër Massar nga nekk di militer. waaw nga bokkoon aussi comme ni ma ko waxee ci ndaw yu ñu jàppoon jour boobu. waaw ñëwoon ci li xewoon keroog ngir ñëw jàppale suñu leader. muy président Ousmane Sonko. ñi xam ne nooteel am na te dañu koy bañ. kumba am ndey ak kumba amul ndey ci dëkk bi loolu la ñuy bañ injustice la ñuy bañ looloo waral ñi ñëw soutenir ko jàppale ko ba mu xam ne ñi Sénégal ñu ngi ci ginnaaw Ousmane Sonko looloo waral ñi ñëw jàppale ko jour boobu. waaye jàppale bi nag am na lu ca mujjoon a xew muy ay violence ab jàmmarloo seen diggante ak takk der yi. jàmmarloo boobu nu mu demee woon. non ku xam Pastef xam ñoom ni ñuy doxalee seen lépp dal ak yar commandant ñëw na di wax ak ñun ñi dal ànd ak yar déglu ko ba mu demee rassemblement bi ñoom bëgg nañ tas rassemblement bi ñi dóor seen lacrymogène après si la xeer yi commencé jolli affaire yi jaxasoo oto yi tàkk xamuñu ñoom ku taal oto yi ñiñ ci jàpp man ma jot cee bokk ñi téye ñi yóbbuñu polisu jëppal ñi daj tamit polisu jëppal diggante boobu daj nañ fa lu metti parce que ñun dox nañu ba sunu tuñ yi toj nañ ko am ñoo xam ne seen bopp yi toj nañ ko ñi daj fa lu metti bi ñu demee hôpital bi ñu ñëwaatee ñu yóbbu ñu central. bala ñoo sori ci traitement yi. nañ ko jëlee étape par étape après violence yi parce que man aussi maa ngi fa woon amoon na benn groupe bu ndaw. bi nga xam ne ni dañoo replier woon. ci benn chantier. team takk der yi di leen jóor ay xeer mu nekkoon ay confrontation yu méttee métti yow ci ñooñu ñu jàppoon nga bokk. ñu fekk ci chantier bi. non boo gisee ñoom ñi def loolu parce que am na ñu nekkoon ci suuf. ndaw ñi nekkoon ci suuf policiers yi dóor nañ leen ay bal blanc am na ñoo xam ni gis nga ko image yaa ngi daw ci internet bi ñu dóor leen ay bal blanc ba ñu xamee lii du sotti si la xale yi yéeg ci kaw di leen sànni ay xeer ci suuf parce que ngir lan ngir sauver seen bopp waaye sauver suñu leader muy Ousmane Sonko ni ñu koy waxee violence taxu ñuy jóg dañoo gëm ne ñun suñu police daf ñu war a mën a protéger bu ñu demee nag ba suñuy police di ñuy toroxal réew moomu ñun xamuñu ban genre réew la parce que gëm naa ne ku nekk am na magu policier wala nga am tonton policier ñun du ñu jël xeer ngir gaañ policier du ñu ko def parce que xam nañ lu ci police xam nañ lu ci gendarmerie. ñu fekk leen ci chantier boobu jàpp leen yow ak sa moroomu ndaw yu bëree bëri déjà condition jàpp boobu nu mu demee bu ñu leen fekkee ci chantier bi nu ñu leen jàppee exactement. bu ñu lay jàpp dañ lay toroxal dóor la gaañ la ñu bëri gaañ nañ leen ba ci man mi nga dugg seen oto yi ñuy jël seeni liif gis nga sama bopp dóor ma ba xam nga toroxal leen yéen ñun ñëpp avant ñuy yegg police. kon dóor yi commencé na ci biir chantier bi ngeen replier woon. mais aussi continué na ba ci biir oto bi. continué na ba ci biir oto yi. continué it ba ci biir polisu jëppal. ba polisu centrale. léegi bi ngeen demee polisu kon
police jëppal ngeen njëkkee ñu doog leen yóbbu central. waaw léegi détention ba jëppal nu mu demee woon garde à vue ba foofu. non garde à vue bi mën nañu wax lépp sax ci première jour bi la quoi. première jour bi ñu yeggee simmi nañu suñu yére tëddloo ñi ci ay karo ci jamono contexte bi ñu nekk muy coronavirus kenn amu ci masque du kenn koo xam ne ni takk nga ci masque respecté wuñu mesure barrières yi benn néeg boo xam ne ni matul presque ay 10 mètres maximum la war a mën a toll ñu def si 45 personnes loolu c'est pas normal si jamono boo xam ne ñu ne corona am na ci réew man loolu daf may yéem ñi si million ñi suñu yére ñi def ay chalenement ñi tëddaloo ñi ci ay karo ba set parce que moom lañ yendoo ba beneen jour bi après si la ñu mën a door a jox suñu yére ñu mën ko sol. foofu aussi amoon na ay métital. non si am na ñu ci jot a métital ku ci mel ni Mouhamed jot nañ ko métital yu doy waar yoo xam ne ni man xaw ma doomu aadama nan la mën a tiimee sa morom di ko def loolu xamuñu nag ñoom seen biir parce que da ngay toog ñi woo la nga dem ñu yóbbu la ci kaw seen saal xam nga dóor la def leen lu leen neex. kon da ngeen fi ngeen doon toog da ngeen di dégg ay yuuxu. non si da ngay dégg ay yuuxu waaye lu ci mënul am rek ñoom dañuy daw nag seen responsable xam nga ngir setal seen der parce que ñun mujj gi dem nañ ba si kanam rumeur boobu dégg nañ ko jot nañ information bi ci biir ne journaliste yi jàllale nañ ne xale yi ñu ngi leen di torturer ci biir te du loo xam ne nii information bu wérul la quoi lu wér la parce que man foofu laa nekkoon. par Pastef sax def na ci communication ne seen militants yi ci biir ñu ngi leen doon torturer. si mais aussi parce que suñu avocat yi ñoom bi ñuy ñëw. waaw dañuy jël ki ñu doon torturer mooy Mohamed. dañ koy isolé. bëgguñu mu jàkkaarloo avocat bi ñun tamit bi ñu ko defee ñaari yoon si lañ wax suñu avocat bi maître ne ko am na suñu benn élément boo xam ne à chaque fois bu ngeen ñëwee dañu koy isolé parce que booba jot nañ ko teg lu metti pour mu avouer ne moom moo taal oto bi te taalu ko effectivement parce que bu ñu xoolee. parce que ma signalé foofu Mouhamed Ndoye mooy ku ñuy jiiñ ne moo taal oto yi. si te nee nañ aussi dañ ko gis ci caméra de surveillance yi muy taal oto yi. ñoom non du ñu génne fenn foo xam ne Mouhamed taal na oto. non du ñu ko génne bu dee ne gis nañ ko ci caméra de surveillance yi dañu ko génne jox ko taskatu xibaar yi ñu ne Mouhamed Ndoye moo def li preuve waaye Mouhamed taalul oto parce que oto boobu ñun dañoo jékki-jékki gis oto di tàkk. parce que ñi ci bëri ci militant Pastef yi bi ñuy yàq sax ba ci man nit ñi bu ñuy toj oto dama leen non bu kenn yàq alalu jàmbur parce que seen yoon nekku ci nit ki du liggéeyam xëy dajale benn somam jënd otoom nga koy yàq loolu ñun du ñu ko def du ñu yàq oto du ñu dóor policier waaye lépp dañ koy teg ci norme teg ko ci yoon def ko en respect ñun loolu la ñu xam ñun waa Pastef waaye nag bu ñu nar a toroxal ñun tamit ñi wane suñu bopp. léegi Mouhamed Ndoye boobu aussi kaam ñëw na ci presse tey bi encore parce que yëg nañ ne aussi en tout cas ci benn presse certaine presse bu ko publier ñu ne dañ koo torturer ba yegg sax ci ay waay yàllaam di ci masse courant yi demee noonu kon mbir yi egg na foofu. non yegg na foofu parce que man am na benn rajo bu ma ko doon wax tey parce que buy dox sax mënul dox day écarter tànkam ubbi say tànkam ubbi ñi kaj yi ci ay awraam. dem na ba si kanam mënul toog ndax ay awraam dañuy metti ni ñu ko mën a waxee ci olof li ñuy wax xóor dañ ko toj dañ ko dóor muy metti parce que mënatul dox léegi nag lii problème bi fii ak lundi la ñu wax xaw ma seen sapa nañ ko jéem a lijjanti moom ñu yóbbu ko hôpital faji ko xam nga moo gën ñoom ñi fay bàyyi doomu jàmbur yi ñooñu kenn koo xamante ni mën na indi preuve ni kii yàq na amu fa. Mouhamed Ndoye waxtaan ngeen. non si ñoo doon bokk même fu ñuy nekk dañuy waxtaan. lu mu la wax. en tout cas ci yaramam lay gën a concentré quoi. boo toogee même bu ñuy tëdd nii ñun ku nekk comme patriote ni muy dundee rek dañuy organiser wu suñu biir may ko moom benn espace boo xam ne ni dina mën a féex dallu ñu koy toppatoo ñun suñuy biir. nice. léegi ci mbirum appel boobu. ci mbirum. torture yooyu toroxal yooyu ban appel ngay def ci parti beeg ñeneen ñi pour
non li may def. lan ngeen fas yéene def aussi pour mu dakk. li ñuy fas yéene def mu dakk mooy. da ngeen di topp yoon wala. da ngeen non xam naa loolu suñuy responsable ñoom dinañ jël engagement boobu. ñun du ñu wax ne dañuy topp yoon wala du ñu topp yoon. ñi nga xam ne ni ñooy responsable yi mag yi. ñoom dinañ xam nan la ñuy doxalee ba topp yoon. parce que ñun ñëpp xamante nañu. kon lii problème bi mooy dañuy sant nag parce que police centrale bi ñu fa demee am na ay nit ñoo xam ne nii ay policiers yoo xam ne nii macha allah dañuy toppatoo bu ñuy yeewu mbaa yeewu ngeen ci jàmm lu ngeen soxla lekk ngeen naan ngeen ñoom xamante nañu suñu biir ñoom ñu ngi ñu doon toppatoo ñenn ñu ngi ñu doon toppatoo waaye Mouhamed lii problème am ñun dañ daan tëdd ba 3 heures du matin ñu woo ko buñ ko woowee yóbbu ko salle de torture buñ ko yóbboo toog benn instant ñi bàyyi ko mu ñëw waaye buy ñëw da ngay xam ne kii nii am na lu ñu ko doon def ci kaw pour mu avouer nangul ne yow yaa taal oto léegi buñ la torturer nga nangu ne yow yaa taal oto après léegi ñi jël loolu yëpp sëf la ko toroxal say mbokk parce que Mohamed dafa am ñu nekk ci ginnaawam ñoo xam ne moo leen yor bu ñu fàtte loolu. waaw parce que chauffeur la il paraît. chauffeur la. te aussi kilifa la atam mu ngi toll ci ñeent fukk. mu ngi noonu presse bi jottali. waaw donc yow depuis quand nga commencé militer Pastef parce que jour boobu tase nañu aussi ci terrain bi. ci rassemblement boobu amoon buntu kër Sonko. ñu waxtaan nga génne passeport wan ma. ne ma Sonko moo tax nga. non nga toog bañ a tukki. waaw parce que dama toog man depuis 2019 waaw 2019 laa mosoo politique. waaw non mosuma politique nag. mosuma ko def mosu nekkoon sama xel sax. parce que intéressé wutoon ma. waaye bi may déglu Sonko ak ay discours am. dafa mel ni ku may yee quoi. li ci ëpp daf may yee li sama cadre liggéey. sama cadre gëm sama bopp gëm sama réew dama gëm tey bu ma xamee ne Sénégal am na ay ressources yoo xam ne ni ñun mën nañ ko topp mën nañu jëriñ lu ci mel ni or bu ma ko xamee tey Sonko grâce à Sonko bu ma xamee pétrole Sonko su ma xamee gaz Sonko bu ma xamee yeneen ak yeneen matières yoo xam ne ni ñu ngi ci ay zircon affaire yooyu noonu grâce à Sonko discours am moo ma yee dama naroon a tukki génn réew mi waaye discours am laay déglu mu xamal mu ñuy xamal ne yéen ndaw ñi bu leen dem fi ngeen di dem di fa uti alal seen réew moo ko ëpp alal si laa xam ne kii li muy wax effectivement lu wér la lu dëggu la kon nag li problème bi mooy ñun ndaw ñi ñun ñoo ci des nan lañ ci desee mooy il faut ñi jàppale président Ousmane Sonko du yomb nag ci moom du yomb it ci ñun waaye ñun dañoo pare lépp mu jaral ñu ko parce que dañoo wax ne xeexal sa réew bokk na ci jaamu yàlla te ñun gëm nañu ne li ma yàgg di wax ci rajo yi damay woote fépp ci rajo yi li ma yàgg di wax xeex Macky Sall gëm naa ne jaamu yàlla gu wér la xeex Macky Sall mooy jaamu yàlla gu mat sëkk parce que lépp lum ñu wax dindi na ko teg ko fële bu la waxee 7 ans bu la waxee 7 ans 5 ans indi la 7 ans kon loolu ñun mënuñu ko gëm ci kilifa gu toll ni moom vraiment lépp lum ñu waxoon ñun jeunes yi surtout ñun ndaw ñi amoon engagement ngir bëgg suñu réew di def ay liggéey yu ndawaan ay commerce yu ndawaan ngir mën a génn ci vraiment mënatuñu dem ngir réew mu metti bu ñu demee tey ba nit ñi feebar war a mën a faju mënuñu faju ngir réew mu metti ba ay musiciens di jël en charge nit kon loolu nga xam ne réew moom deltu nañ gannaaw te fii ku fi feebar yenn feebar yi mënoo dem état moom moo la war a mën a jël en charge. waaye yéen aussi yéen surtout ndaw Pastef yi lu ñu leen di faral di reprocher mooy yéen seen travail de terrain dafa des yéen ci réseaux sociaux yi ngeen gën a fës groupe WhatsApp yee yenn saa yi ñu bind sax article bi nga xam ne ni neexul waa Sonko yi ñu commentaire yàquñu lu mel ni xewe yi demee noonu mais est-ce que yéen a ngi def aussi parce que li nga wax ni nee nga yow Sonko moo la yee ba nga xam ne ni réew mi am na li nga xam ne ni mun nga toog tedd fi mais est-ce que yaa ngi def travail boobu yow it Kër Massar ngir yéen ñeneen ñi bañ a des rek ci réseaux sociaux yi non loolu mooy sunu liggéey ñun ku xam Pastef xam ne loolu mooy sunu liggéey tey ñu bëri dugg nañu Pastef grâce à man parce que sunu xeetu politique la politique bi ñuy président Ousmane Sonko di jàngal nit ki boo yeewoo war nga mën a yee sa morom mu yeewu xam naa ne Macky Sall moom du wax ne ñii seen
leader seen militants yi ci affaire internet rek lañ aay gis na keroog li xewoon foofu noonu dañoo aay fépp parce que bu ñu demee ba nga xam ne ni Pastef am na niveau bu mu am rek instant bi Macky Sall tiit na tam président Ousmane Sonko du Macky Sall kese moom moo koy xeex pour mu bañ a nekk président France day xeex président Ousmane Sonko pour mu bañ a nekk candidat fii 2024 te loolu ñoom ñoo la gën a xam ne mënul nekk ñun dañuy protéger sunu leader mu jaral ñi nag lépp. ok mais aussi gis ngeen seen leader lu coow lu ko topp aussi. muy mbirum accusation de viol luñ ko teg ci kawam ñu njott ne lu baax assemblée nationale dina lever immunité parlementaire am normalement et cetera coow loolu yow nan nga ko jàngatee. non coow loolu xam nga boo nee da nga koy méttilu ci benn côté mooy gor dañ ne gor boo ko bëggee toroxal bu ko tëj gor da nga koy tuumaal lu mu deful loolu mooy toroxal gor te ñun gëm nañu ne waa Pastef ñun gëm nañu ne lii du mujj fenn parce que donte que buñ dindee malaanu kiir laayam yaa ngi ciy dégg yeneen yu bees ay contre dañuy defaat plainte contre X leneen ak leneen ñoom ñoo la gën a xam ne amuñu preuve li ci ëpp président Ousmane Sonko moom yor na ay preuve am dina ko téye lépp lu muy wax dina ko téye parce que ñoom bu ñu bëggee suul benn scandale noonu la ñuy jëlaatee beneen scandale yëkkati boobu ñu fàtte boobu loolu nag damay xam naa ne dama naan liggéeyu journaliste yi tamit ñu ngi ci parce que bu ñu yëkkatee benn affaire ñoom dañuy topp loolu beneen jóg ñi bàyyi boobu sax demaat topp li nga xam ne ni mooy li ñuy wax buzz ñoom daal buzz lañ gën a ka topp ka li nga xamante ni moo nekk actualité moo gën a nekk kii daal. dinañ bàyyi xel kon ci critique boobu en tout cas fii ci Sénégal 7 am na solo mais aussi normalement assemblée dina réunir bu ma juumul le 17 pour lever immunité parlementaire Sonko jour boobu da ngeen prévoir mobilisation wala yow li nga gis fee tiital na la dootoo. non ñun ku xam Pastef xam ne ñun nekkuñu kuy tiit nekkuñu kuy arrière nekkuñu kuy deltu ginnaaw en tout cas ñu ngi xaar lépp ñu ngi ne tekk di xaar lépp. lépp lu ci mënul am ñun moom sunu président Ousmane Sonko lépp lu koy dal citoyen la nag comme ñëpp lépp lu ma mën a def ñi tëj ma bu ko président Ousmane Sonko defee dañ ko war a mën a tëj ci normal waaye lépp lu ñuy defit nañ ko teg ci yoon en tout cas xam nañ ne dossier politique la du mujj fenn am na lu fi jotoon a xew mujjul fenn lépp lu mu leen wax it preuve la ñoom nañu topp ci li ñu gën a ñor ñun Sénégal te Sénégal fi mu war a teg bëtam mooy sunu 94 milliards yi ak Aliou Sall mi nga xam ne nii sàcc na sunuy pétrole téye xaalisam ñun loolu moo ñu gën a intéressé. ñoom ñaar de yoon seetal na leen. waaw loolu la parce que ku xam Aliou Sall ne boo waxee Aliou Sall ne Macky Sall. njabootu fay yi ñoo tënk Sénégal tey sa jabar yow bu toggee bu xorom bu mu xoromee cinam sax da koy dem ñaani ñoom yëguñu mettitu réew mi ñoom xamuñu réew mi lan la ñuy dund tey ku fi feebar pour nga faju problème la Sénégal ñu bëri 15 000 francs moo leen yóbbu àllaaxira te ñoom fu leen neex ñi dem seeni doom loolu nag boo ko xamee nga nekk ndaw nekk ci yoon am loo bëgg faaw nga xeex loolu mu jugee fi te li gën a bon ci réew mooy injustice nañu bàyyi jël nit làq ko jël keneen di ko dóor loolu baaxul ci réew te Olof Njaay nag daf ne ku rocci garab di nga rocci garab boo xam ne ni di nga ko bëgg a bàyyi mu tëla pour tëj tey bu démb doon tey di nga def li nga defaatoon non taxaw temm ngir sa leader bañ a dem déggoo li ma la wax dama koy wax toujours ñun Ousmane Sonko daf ñoo jaral lu ne parce que xam nañu sunu leader bokkul ak ñenn ñi jiiñ viol ñi preuve di ko wane muy leer naññi am na ñu fi jiiñ viol mu leer naññi ñooñu moom xam nañ leen
ku ci mel ni maître El Hadj Diouf ak ñeneen ñooñu. atte nag amu ci moom. non parce que xam nga gis nañ ko fan yi mu nekk ci télé bi di wax. ne non moo violé wala affaire yooyu noonu comme ça. parce que moom weddi na setal na dërëm. non pas setal dërëm fi mu ko defee woon na fa dem. du fa dem maître El Hadj Diouf du dugg France. du fa dem li problème bi mooy en tout cas nañu xam ne ñun Sénégal ñoo ko bokk. yàq Sénégal taxu ñuy jóg ñun ay patriotes lañ dañoo bëgg suñu réew lu ñu mën dinañ ko def ngir protéger suñu leader rëccuwuñu ci dara au contraire dañuy gëm ne kay bu amaatoon dañuy gën a fësalaat suñu bopp ngir protéger président Ousmane Sonko li fi may kii xam naa bu dee kàddu gu mujj gi waaw kàddu gu mujj gi mooy di gërëm di sant waa diaspora bi tout ak waa FRAPP bépp dëgg la ñu ngi ñu doon mettital waaye ñoom lépp loo xam ne nii soxla nañ ko ñoom dañ ciy taxaw loolooy yëfu Pastef bu ñu waxee mbiru Pastef ñëpp ñooy ànd bokk ndey bokk baay li may xeex sama morom loolu lay xeex ki nekk Kaffrine ki nekk Njaayaan Bagana wala nga nekk Tamba ñëpp ñoom fu ne la ñuy jotee appel ngir di ñu ñaax ngir di ñu sant di ñu gërëm ci acte yoo xam ne nii ñu ngi koy def ngir suñu leader ñu may ko jàmm yàgg nañ ko rëbb nag ñu ngi koy rëbb fu nekk waaye nañu jàpp ne jaral nañu lu ne ñoom bu leen jaralee lu ne ñun tamit jàpp nañu waxuñ ne duñ ko tëj de waxuñ it ne duñ ko jàpp waaye dinañu compter ay moori moor ba pare door ko moom ñëw téye. ëpp naa def. non looloo am quoi parce que réew moo xam ne nii ni muy doxee rek da ngay xam ne réew mu metti la. réew mu metti la ku xool nit ñi feebar amuñu lu ñu fajoo nga gis nit ñi di ñaan 100 francs ngir jënd fonde vraiment loolu dafa ñaaw dafa doy waar ñi lijjanti ay centaine de milliards lan moo waral xam nañ ne tey Sonko moo fi nekk opposant kan lañ fi daan dégg Idriss Seck lan la waxoon nee na damay dem ngir jàppale Macky Sall ci corona ndax bi mu demee ba léegi corona wàññeeku na wala corona au contraire corona dafa gën a yokk dafa dem ci Macky Sall corona gën a yokk Idriss Seck lan lay gëm mooy xaalis ak boppam président Ousmane Sonko nag askan wi la fi nekkal tout le temps sunu bët bu xonqee moom la ñuy gis mu nekk ci kanam di ñu défendre kon nag ñun du ñu gën a gore te dinañu ko défendre tey ak suba duñu ci daw dara. Kër Massar loo leen di wax. non Kër Massar dama leen di sant di leen gërëm am na ay leader Kër Massar bu ma yeboo mën naa la wax Kër Massar fépp Pastef la Kër Massar moom macha allah xanaa di wax nañu jàppalewaat ndawu Kër Massar yi jàppalewaat senesu Kër Massar sonn nañu parce que gis nañu li leen di dal en chaque fois donte que essai gu maire yi am na ci tamit nañu xam ne ñun ñoo bokk Kër Massar ñooy yeewoo Kër Massar dong moo ñu ñor kon lu ci mënul am daal nañu liggéey bu baax a baax en tout cas waa Kër Massar moom ñu ngi door a xam ne Pastef am na fa doole. jërëjëf kon El Hadj Loum may fàttali ne yow ci ndaw Pastef yi nga xam ne ni jàppoon nañ leen jour boobu ci buntu kër Ousmane Sonko nga bokkoon aussi nga confirmer lu ñu doon dégg aussi ci détention ci garde à vue bi yettital yeeg yi demee noonu balaa ñuy commencer émission bi woon nañu communication police porte-parole police monsieur Guèye waxtaan nañu ak moom mu ne daal bëri na ci ay désinformation parce que ñun ay journalistes lañ bu ñu déggee loolu dañ ko woo mais nee nañ mënaguñoo communiquer heure bi donc pour rek équilibre pour ñu ñuy seetaan xam ne aussi dox nañu tànk jëm ci police ngir amit ñoom i tamit seen version te ubbil nañ leen suñu micro dinañu doxaat tànk jëm ci ñoom ngir am ñoom i tamit seen version ngir lépp leer parce que ñëpp lañ fi nekkal di leen gërëm di leen sant ci teewlu gi di leen dig daje beneen yoon jërë ngeen jëf